léegi nag fu mu toll nii li ñu war a mën a jàpp xamaale ko mooy que ni Idrissa Seck ak nga xamante ni moo di Macky Sall tey seen lëkkaloo bi tey ndax am na leneen loo xamante ni war na ko mën a jëmal Sénégal ci kanam benn laaj bi nga xam ne mooy njëkk ñi nekk ci plateau bi daañu ci tontu mais bi may njëkk a dugal te nga xamante ni moom laay doon jox ki nga xam ne mooy Dame Mbodj mooy te ndax moom day confirmer wala moom day daal di rek maanaam dem ca geneen wet ga lëkkaloo Idrissa Seck ak Macky Sall mën na indi ab jaxasoo wala ay danger yoo xam ne mën na yor Sénégal. waaw jërëjëf Babacar man de wax dëgg yàlla jàngat bi ma siy def maa ngi koy wax depuis ñoom ñaar ñu ànd tudde seen bopp coalition Mburoog Sow man li ma jàpp mooy coalition Mburoog Sow moom biir buy daw rek la mën a li ma jàpp mooy que ni seen lënkaloo bii li tubaab naan alliance contre nature maanaam danoo bokk li nu bëgg ba noppi bëgg a ànd te loolu ñu bëgg foog kenn ko ciy gob bi c'est-à-dire du dem maanaam lañ mën a déggoo ci dil bi yépp du mujj fenn lu dul jàppante dil la kay dil bu leer maanaam dil ban déggoo day kalaate dil bi day kalaate xam nga tax muy kalaate parce que man jàpp naa ni dañuy ñoom ñaar ku ci nekk day jéem a jaay un malin et demi c'est-à-dire ku ci nekk ñi ngi yoote daal ku nekk jàpp sa morom naxante ku nekk jàpp ne yaa gën a mus sa morom mais xam nga lu tax ma tiital ki ci des nga xam yorul nguur gi mooy man dama gëm ni président Macky Sall acte yi muy posé du acte ku bëgg ku doyal ci nguur acte yi muy posé bi mu gagné 2019 ak léegi acte yi muy posé du acte kuy dem ku bëgg a dem du doxale ni muy doxale gis nga bu bëggoon a dem fi mu toll ni pression dootu ko dund day jàpp ne jeexal na 2024 day joxe nguur gi léegi te moom day xool peut-être kum jàppale dem yoonam parce que bëgg nañ quand même bu ñuy dem ki leen di wuutu bañ leen a topp loolu donc nga doon pression bi ko waroon a dese mais man jàpp naa ne acte yi muy posé du acte boo xam si daa bëgg a yàkkal Idrissa Seck nguur comme ni ko yenn militant wu réew mi gëmee man li ma gëm mooy que ni Idrissa Seck sera le plus grand perdant pourquoi parce que ñaari éventualité bu ci am moom da ciy ñàkk soit président Macky Sall day jéem a forcer pour def un troisième mandat ñun duñu ko nangu ñun waa société civile loolu moom lu ñu waxtaane ba teg la wax dëgg yàlla loolu moom nëbbatuwun ci moom mënta nekk candidat 2024 bu demee ba xam ni ñun duñ ko may loolu et que xeex bi dina métti ci moom et que dina àgg foo xam jaru ko ci moom peut-être dana fàkkal keneen mais li ma gëm mooy buy fàkkal du fàkkal Idrissa Seck parce que président Macky Sall moo la gën a xam ne bu xoolee lee xew ca Mauritanie dina xam ni nga fàkkal koo xam ni yaakaar nga ni mën na laa ragal sa ginnaaw mën na laa jural musiba kon jàpp naa ne buy fàkkal dina fàkkal keneen ku dul Idrissa Seck donc effectivement non fàkkalagul genn man damaa gëm ni boppam lay fàkkal loolu laa gëm ba fi ma toll nii waaye nag tout dépend de la résistance bi nga xam mooy nekk ci kanam bis bu demee ba xam ni sénégalais yi caaxaanun que troisième mandat mënta nekk ndax constitution bi moo ne kenn mënta am ñaari mandat yu tegaloo nga teg ci ñetteel te moom ñaari yu tegaloo la yor waxuñu durée de ñoom ñiy ruube du durée dañ ni ñaari mandat yu tegaloo kenn mënu cee teg beneen muy ñetteel loolu la constitution bi wax kon moom mënta nekk candidat te ki koy ñawal ci mbirum constitution muy Ismaïla Madior Fall wax na ko waxati ko mu leer nañ moom président Macky Sall wax na ko waxati ko mu leer nañ bi mu tiitee nag ci xeex bi parce que guléet mu def discours boo xam daa tiit mooy discours 8 marsam boobu dafa tiitoon ko xool président Macky Sall xam ni guléet mu def discours jàkkaarloog Sénégalais yi tiit keroog dafa tiit discours boobu rek la mos a def ci tiit bi mu tiitee parce que nag nguur gi ñàkkoon na ko xam nga loolu lu leer la nguur gi moom presque ñàkkoon na ko parce que quand le pouvoir est dans la rue ku xam nguur da ngay xam ne nguur du caaxaan boo nekkee palais sentir ni ñu ngi naan xale yaa ngay xeex ña ngay lakk ña nga jege poste Médina mais kooku président bu toog ci palais lox surtout suñu président yu bëgg nguur yi noonu dafa lox keroog président Macky Sall dafa lox yan kàddu la yëkkati yu nduru kàddu lox laa ilaa rusement wax ni damay def troisième mandat loolu mos ko wax maanaam président Macky Sall dafa keroog dafa lox dafa tiit c'est-à-dire guléet mu dem man la depuis 2012 guléet président Macky Sall cédé guléet mu cédé devant les Sénégalais maanaam ñu xeex ak moom yëpp da daan gagné il a gagné tous les combats sauf le combat de début mars ñoom ñoo tax mu bàyyi non déggoo ma la moo ko sàkku moo ko fii mu leer nañ président Macky Sall moo sàkku kilifa diine ñaan moo sàkku sëñ Mountakha ñaan man Dame Mbodj duma wax déggoo ay firnde yu leer moo ne ñaan leen ay firnde yu leer moom moo sàkku sëñ Mountakha ñaan parce que bu ngeen fàttalikoo sëñ Abdou Samad Mbacké
génn sëñ Souhaïbou Mbacké. si Abdou Samad Souhaïbou. Souhaïbou sëñ Abdou Samad Souhaïbou. génn na ci kanamu sénégalais yépp daan ne bi sénégalais naan na kilifa diine yi ñaan mu ne président Macky Sall sëñ Mountakha Mbacké ñaan na ko. maa ngi koy leeral sénégalais yépp mais ba mu ko ñaanee ñëpp xam nañ lam ca wax mooy ñaari sénégalais lañ yoo xam ne dañoo jàppante man dossier bi yegg seegul ci man. mu ne ko moom sang bu tedd ne ko bu yegg seeg ci yow nag ci wis ndox mu sedd ndax moo gën ci yow gën ci réew. te loolu may ma rek ma daane da daggu mën a sax mais dama lay indil confirmation parce que gis nañu en même temps aussi xalif bu Medina Baye mu waxee kàddu yi ni mel ne ñi yaakaar ne nekkuñu ñun di ñaan ñu ngi ñaan mais dafa nit ñoo xam ne seen intérêt bopp la ñuy sàmm ba duñu dégg. voilà donc kilifa diine yi danoo ñaan mayu leen booba daa jàppoon ne moom lim mooy dëgër na rek ci sagar la mooy léegi nag bi affaire bi jaxasoo léegi moom ci boppam ban ko ñaanee defu ko te ku xam nga sunu sax ñun suñu kilifa diine yi teguñ leen ay citoyen ordinaire de dañuy wax ci baatin sëñ Mountakha lim ko wax ju leer loolu moo gën ci yow gën ci réew mi kon gis nga ni kon bu defoon nam ko fukki nit ak ñeent yi ci seen bakkan rot mënoon na caa bañ a yegg bu fekkoon te loolu am na aussi gis nañ ni lii nga xam moo ko dal parce que léegi moom pare na ci 3e mandat bi jàpp naa bu dee moom day xalaat parce que xam na ni comme ni ngeen ko waxee sénégalais bu ñamee mu wóor ku ni kon léegi nooy na day ñama du bàyyi ñun xam nga dañ ne président Macky Sall du bàyyi mais sénégalais duñ bàyyi de maanaam bis bu fi jéemee naan 3 bala moo yegg ci mandat dañuy taxaw jàmmaarloo ak moom pacifiquement nag comme niñ ko waxee pacifiquement ci jàmm mais dañuy taxaw tem ni ko mënoo nekk candidat kon nag bi mu demee ba jaxasoo moom président Macky Sall lan ko ñaanoon defu ko woon ba dëkk bi tàkk jaxasoo moom moo ñaan pour kilifa diine yi ñaan bu ma defee ñu ñaan ñun ñu bàyyi loolu moo andi jàmm am ci dëkk bi ñaan leen ma may leen ngeen sant noonu la demee mais li ñuy wax naan non est booba parce que président Macky Sall ba ko kilifa diine yi di ñaan booba daa defoon na yore na doole xam nga c'est que nag c'est normal xamul tax il avait remporté tous les combats. Exactement. dafa remporté le combat sur le parrainage ñu ne ko d'accord wuñ mu forcé ñu teg ay chaaram xeex ak ñun keroog mun ñu sax accéder ñun ñëpp kenn mënut a accéder ci ville bi. accéder ci ville bi c'était extrêmement difficile mu teg ay chars dans tous les coins de Dakar. teg ay policiers mais ki gendarme mu defaat loolu ci bi muy tëj Khalifa Sall defaat loolu ci bi muy tëj Karim Wade maanaam tous les combats yu mag yi Macky Sall dafa ñëw jaay doole nit ñi waaye léegi nag bii yoon ñu bett ko. parce que moi j'ai toujours dit que en Afrique pour nga xeex ak sunu nguur yi doo dajale sa li nga am lépp ci benn place. boo dajalee sa li nga am lépp ci benn place nooy xeex ak moom. gis nga quand les foyers étaient éclatés mais amoo benn gendarmerie bu ko mën a surveiller. buñ la nee ñee nga Caaroy ñee nga Yoof ñee yéen xam nga yéen journalistes yéen ay couvrir moo taxoon sax ñoom ñu bañoon kenn couvrir ko. waa Yoof génn nañ waa Caaroy génn nañ ñee et cetera ñëpp nee nañ ña ngay marche et cetera fois maanaam lieu de manifestation yi bari. mais amul benn police bu ko mën a couvrir. ñun dañoo doo fatul. maanaam bu yaakaaree ne la amoon ca parrainage ba yeneen i mooy am maanaam dañuy dajale leen am lépp ci benn place ñëw taxaw naan dañuy compte non loolu kenn dootu ko fi def. li mën a nekk mooy moom day respecter constitution bi. teg ko ci yoon parce que ñun ci yoon lañ bëgg mu teg lépp parce que réew constitution moo ko yor. constitution bi comme nee na ko mënoo nekk candidat. na organiser élection yu leer. yoo xam ne fichier bi dañ koy teg ci table ji càmbar ko képp ku ci wër te nekk ñu dindi la. képp ku ci war a nekk ñu dugal la parce que xale yii doon doog a am 18 ans ci élection yi passé ak i 19 ans. dañ leen a tere woon ñu voté. dañ leen a bindal ne peut pas voter. pourquoi parce que renseignement yi wax nañ ko ne ko tout tànk yi ànduñoo ak yow. suñu voté en masse doo gagné. mu dem créer benn système boo xam si kenn xamul fu mu ko jëlee. nga am 18 ans légalement mu bindal la ni. ci sa carte électeur que tu ne peux pas voter. loolu mooy lan loolu du jaay doole. waaw loolu lépp nag bu ko dindee. fichier bi ñu càmbar ko mu jaar yoon te ñun ci loolu lañ nekk te am nañ sax expert bu ñu jël ñun waa coalition citoyenne le peuple dina ko présenter incha allah du yàgg li nga xam moom mooy suñuy contribution ci fichier bi leer ñëpp yem ci ku ci war a nekk ci ku ci wërta nekk doo ci nekk ñu dem ci élection yi leer ko Sénégalais yi wóolu fan la ñun lii leen gëm ni mooy jur jàmm mais président Macky Sall moo ñaan encore une fois je le répète pour que yëf yi dal parce que bu dalul woon baaxul ci moom ndaxte borom dañ ne borom caq mooy borom baatum ne. borom baatum ne. moom lan moo ko ci mënoon a fekk. li ko ci mënoon a fekk mooy ñàkk nguur gi. maanaam ànd bi day jël nguur gi wala gars yi dañ jënd ko. day ñàkk nguur gi maanaam xam nga réew peuple bi moo yore doole ji. fii kenn amu fi doole. léegi peuple bi moo yore doole ji. li may laaj moo yore doole ji. doole ji peuple moo ko yore. li may laaj mooy da ngaa njortul coup d'état wala. non du coup d'état. coup d'état mooy waxe lan peuple bi lim yor kay bu ko jëlaatee loolu du coup d'état. naka la koy jëlaatee moomatul sunum réew. naka la koy jëlaatee. loolu du coup d'état. xam nga ne la xew Mali gis nga Mali bi M5 génnee
France dem yore seen làmmiñ bu rëy naan non léegi coup d'état lañ bëgg a def loolu du coup d'état quand le peuple souverain dem ba xam ne kim faloon mi ngi def lu ko neex di jaay doole mu ne ko dañuy foqat li nu moomoon falaat ci yone jëlaat li nu moom ñun askan wi mais loolu du coup d'état coup d'état kay mooy da nga jël loo moomu mais coup d'état boo am si peuple bi ñoo taxaw ne d'accord ci ni nga doxalee réew kooku kay wax dëgg yàlla man jàpp naa ne buñ demoon ba yegg ca bu boobaa li am mooy ñu respecté foofaat la fa constitution ba wax ñu jël les délais qu'il faut pour organiser de nouvelles élections maintenant nag loolu pour mu bañ caa yegg man yéene naa ko mu def ñetti atam yi ko fi dese man damaa gëm loolu de man d'accord ma ci ñu def ko dara de man li ma gëm mooy nan ko bàyyi mu eggale ñetti atam ba mu jeex tàkk ci jàmm mu delloo ñu réew mi ci jàmm ku Sénégalais yi bëgg a fal ñu fal la lii laa gëm ci jàmm ci jàmm léegi daam dama bëgg ñu pëttaxlu rek ci li nga doon wax sànq léegi ñu tedd ñi bi ñu demee ba ñaan yéen après nag recevoir nañ leen yéen effectivement ci biir réception boobu nag après mu jur nag coow derrière parce que am ñu jàpp ne ñenn ci yéen yelloowuñu ku tedd ki recevoir leen yow loolu na ko jàngatee su ma sañoon sax duma ci waxaat ndaxte sunu sang bu tedd bi daf cee wax ba pare te bu xësee àddu rek kenn amatul lu ñuy waxati mais man li ma gëm mooy comme ni nga ko waxee ñun dañ doon waajal ñun coalition yi la société civile dañ doon waajal beneen manifestation boo xam dañoo bëggoon booba mu génne ñëpp ci kaso bi et j'en profite pour wax ne lu mat 30 personnes ñu ngi ci kaso yi ñu leen di jaay doole wala mu ëpp ko ñi ngi naan 33 ñi naan 30 ñun ñoo ngi def xayma yi en tout cas jàpp nañ 30 yu leer yu identifié surtout ñu nekk à Diourbel dans la région de Diourbel nga xam ne ñu ngi leen téye ci kaso yi ci jaay doole ci même man mais kii doon lay mbili gi kay mun ñu koo bàyyi mu nekk nag di woore këram ba noppi nag ki doon ñi doon lay mbili gi sax génne nañ leen ba noppi bàyyi doomu jàmbur yoom dañoo manifesté ñu dem jàpp leen téye leen ci kaso yi ba heure bii donc dañoo wax nañ leen libéré booba li ñu doon kaas mooy libéré gun ñi ci des parce que am na ñun bàyyi woon ci ñun man mii ca laa bokkoon ñu tegaloon ma ndëgg sërëx boo xam ne moom ci kaso bi laa naroon dee parce que ñetti chef d'accusation lañ ma def ah trouble à l'ordre public seen waxi daf yooyu rek ay xoloot man mu egsee ci garde à vue bi ñu ni ma loolu lañ lay toppee dama doon ak sama avocat ma ne ko waaye nii luñ ma naroon moom ma la tëj ci kaso bi mais boo yooyu génnee saa yi dégg naa am lañ doon kaañoo muus bi ma la muus bi laa yore wax ci lu ko neex li ma sol muus ma damay nuroog di pom non muus moom li ci nekkoon du ma ko wax parce que sénégalais yi spéculé nañ ci ñii nee nañ ay téere ci nekkoon ñii naan ay lee ci nekkoon ñii naan ay dàmbooj benn man dégg naa sax njordee ci nekkoon ñii naan njordee ci nekkoon ñii naan ay banana ci nekkoon mu ne wax nañ ko maanaam daal mais loolooy intérêt wu Sénégal c'est-à-dire ku nekk na wax li mu xalaat rek waaye la ca biir nag man rek maa ko xam gis nga ña ma ñëwoon jël sax xamuñu mais ñëwoon ca biir ña ma jël si woon sax dañ maa jël fay dugal seen oto yóbbu suma mais kenn kii ma ci mais li ma bëgg a wax foofu ci gàttal mooy que ni bi ñu defee loolu ba waajal ne léegi dañuy manifester nag pour président Macky Sall génn ñi ci kaso bi booba Clédor Sène génnagul bokk ci sunu mouvement boobu Guy Marius Sagna génnagul naam Guy bokkul ci comité d'initiative u coalition citoyenne le peuple mais lépp lu ñuy def dañ ciy waxtaan parce que ñun entre nous ñoo bokk lépp ñun société civile amuñu benn xaar ma yàlla suñu biir moo tax mooy dañ doon exiger ñu bàyyi ko ñuy exiger également ñu bàyyi Assane Diouf parce que Assane Diouf aussi dafa bokk suñu coalition ñun léegi nag bi loolu amee ñu koy waajal ci la sëñ Mountakha yabal ab délégation bu jógee Touba ki ko diriger di sëñ Bassirou Mbacké Porokhane mu ñëw fekk suñu fii ci Ndakaaru muy lu rafet parce que buñ ñu woon ñëw leen ñu dem parce que sëñ Mountakha comme moo nga wujj ko buñ ñu woon ñëw leen Touba man dama ne gars yi lii lu rëy la bin ma woowee téléphone ni ma sëñ Mountakha nee dañuy yónnee délégation ñun ñi nekkoon ci dossier bi fes ci man ni ko ma ak ñiy waajal te booba ñun ñoo ngi waajal man leen loolu de lu rëy la ci man ndaxte man de sëñ Mountakha bu ñu woon ñëw leen léegi it nag ñu taal suñuy oto fekki ko moom sunu sang boobu Mbàkke mais mu defal ñu cër boobu yónnee ñu délégation bu rëy ñu ñëw fekk ñu fii Dakar ci ab benn hôtel ñu toog di waxtaan ñun ñi ci laale ñëpp Ousmane Sonko nga fa woon ak délégation ñun ñi coalition citoyenne ñoo nga fa woon ak suñu délégation ñoom Aïda Mbodj ki mooy moom mi nekkoon avocat Sonko ca assemblée ak ñeneen ñëpp giraas yi ay ñoom Cheikh Bamba Dièye ñun ñëpp ak waa Yana Mara képp koo xam ne daal yaa ngi doon yëngatu ci dossier bi yaa nga fa woon ak ñoo lànk bi ñu defee loolu mënuñu sëñ Mountakha nee na ngeen teg lépp ci suuf lii ngeen di waaj ngeen teg ko ci suuf ndaxte moo gën ci yéen moo gën ci réew su ngeen ko mayee dina ko siiwal Sénégal ne may ngeen ko su ngeen ko mayul dina ko siiwal bu paree ci yéen nag dina demit ci njiitu réew mi ak ñem àndal ni leen teg leen ci suuf moo gën ci réew mi gën ci yéen
buñ ko mayee ñoom it dana ko siiwal ne may nañ ko ku ko ci mayul it dana siiwal ne mayoo ko waaw ñun ñu ni sëñ Mountakha du ñu ñaan ñuy jéem a sikki sàkka bam ñu ñaanee fasaase lan ne ko boo demee neel sëñ Mountakha lim ñu ñaan may nañ ko dakkal nañ lépp li ñu waajaloon te booba ku xam mooy man nii rek waxuma la yeneen association yi mais ñun suñu collectif rek ñu ngi may dégg am na benn structure de sérigraphie bu fi nekk fii defal nañu ñun rek suñuy t-shirt ak suñuy affaire ak suñuy kii kenn facture bu mag lañ ko fay bañ ca paree chapiteaux yi ak yi ñu waroon a jël ak yëpp pour suñu destination finale ak yooyu yëpp dañ koo waajaloon pour dajale nit ñi pour wax leen suñu détermination à ce que lii nga xam ne moo dugg sunum réew ñu teg ko ci suuf parce que day yàq sunum réew loola bam ñu ko ñaanee dañ koo def maintenant nag aujourd'hui président Macky Sall jàpp naa ne ñoom comme moom moo sàkk woon ñoom ñu ñaan lan ko ñaan moom def na ko parce que moo ko bëggoon ndax moom la arrangé non moom la arrangé en réalité parce que coow loolu arrangé wu loon keneen ku dul président Macky Sall man nee naa la yéene naa ko mu def ñetti atam ba mu jeex ci jàmm mu dem kon nag ñun lañ doon waajal baaxul woon ci kenn waaw loolu nag dañ doon waajal mooy manifestation pacifique mais nag pacifique yu tegu ci taxaw temm nag ni ko nag réew mi moomoo ko parce que réew mi ñun fa la ñu may sa teen de joor de xam nga lu ñu fal président de la république ñu jox la ab diir boo fi war a def bu diir bi jeexee nga dem ci jàmm comme ni ko ay moroomam defee lii rek lañ bëggoon kon nag man jàpp naa ni loolu amoon bi mu amee nag ñu dugal ci nag Sankar mooy li nga laaj noonu ban bëgguma ci woon wax mais nag ab journaliste mënu fee taxaw j'ai beaucoup de respect aux journalistes ñi ngi def seen liggéey normalement mais nag ab journaliste boo xam ne man damaa defoon ni nekkatul ci réew mi man jàppoon naa nekkatu fi parce que man gisatuma ko fekk man damaa jàpp ni nekkatu fi ndekete booba moom mi ngi fi ba léegi mu taxaw naan ñun waruñu woon a ànd ak diw di beddi ay nit ci ñun naan xale bi wur leen woon a recevoir mais ko xam sëñ Mountakha kay mooy ki da nga fa war a dem sax ndax mu jub sëñ Mountakha jàkkaarloog moom jàkk rek day jubal nit loolu laa gëm man sëñ Mountakha nga dem toog ak moom mu jël loxoom yu tedd yi teg ko sa loxo daal lay ñaanal rek man pour man boo ne woon ci lu jubati sax da ngay dugg ci lu jub surtout que kan cay gën a ŋàññ mooy kin jàpp ne day wër di tifaar ñooy day wër di tifaar xam nga luy tifaar maanaam day xorom waaw day xorom waxal xorom waaw mu dem taxaw ca kanamu sëñ Mountakha ne ko man bis naka tey Mbàkke dootuma tifaar bàyyi naa tifaar loolu day lewatal léegi mu ne bis naka tey dafa jël engagement kon ku doon werante parce que xam nga Assane Diouf da doon toog a càgg naan léegi tifaaratuma waaye damay xorom moo fa wax ca kanam sëñ Mountakha ne dootul xorom dootul tifaar bi nee na ko damay jéggulu si ci yow ndax sa nopp yi tedd yi waroon na dégg may tifaar waaye yéen loolu ñëpp war koo rafetlu loolu ñëpp war koo rafetlu am ab journaliste bu taxaw naan kooku kenn waru ko woon a recevoir waaw moom ñaari mbir ngay jàngat ci li mu wax maanaam kon sëriñ bi daa jàpp ne dañ koy manipuler sëñ Mountakha du ku ñuy manipuler sëñ Mountakha Mbacké képp ku nekk ci wetam dafa def yëfi manipulation dana la seppi sànni ca àll ba man loolu laa gëm ndax tey yow ku xam dayoom xam ne du nit ku ñuy manipuler kon moom daa yaakaar dañuy manipuler sëñ bi beneen bi mooy xanaa kon moom dafa jàpp ni sëñ Mountakha moom daa am ku muy bedd ci mbooloo mi parce que mbooloo mi ñun ñëpp mooy suñu kilifa ñun suñu xalif généraux yi ñooy suñuy kilifa ñun lu ñu am ci lu nu metti njaboot boo ko yoree da nga ci am ñu jub ak ñu jubati mais doo beddi kenn même ci sunu famille yi ku ci nekk ci sa kër bu fekkoonte ne maram baraanu kër gi ñëpp dañ koy seppi kon kër yëpp tas kër goo dem ak lu ñu leen tàggat ak lu ñu baax am nañ am maram baraan bu ne ci kër kon nag jàpp naa ne sëñ Mountakha ñun ñëpp dafa nekk suñu kilifa ñun buñ fa demee dañoo gëm ne dañ fay dem Touba pour defaru dañuy dem Tivaouane pour defaru dañuy dem Ndiassane pour defaru ñun sénégalais yi loolu lañ gëm kon duñ bedd kenn ci askan kon kooku dafa juum mais nag comme dem na toog ca kanamu sëñ ba ni juum na man jàpp naa ne wax ji féete na boor